merci man maa ngi tudd déjà Khassim Diouf di doom si maître Mamsouka Diouf c'est bon ok voilà léegi événement bi ñu teewee muy hommage bi ñu defal maître Sensei Mamsouka Diouf ñun déjà famille bi dañ koy rafetlu parce que ñu si bari c'est ses anciens élèves ñoo ñëw doon ko defal hommage mu doon lu rafet loo xam ne vraiment c'est très émouvant parce que bu ñu ñëwee ci club bi day y a beaucoup de souvenirs qui reviennent Mamsouka rek comme ni ñu koy waxee c'est vrai que karaté wala arts martiaux les arts martiaux de manière globale mode de vie la woon ci moom di woon juste sport rek mais mode de vie la woon dans sa vie de tous les jours loolu doon dund donc mu doonoon un grand éducateur ci ay doom yi mu jur ak ay yeneen doom yoo xam ne ay doomu xolam la woon ñoo xam ne moo ànd ak ñoom doon def sport bi ay wëllëreem yu bari nga xam ne ñu si bari si ñoom ñoom la tuddee ay doom donc mu doon tamit nit ku am coloré di nit ku loyal nit ku franc nit ku direct si li mu doon def donc tey bu ñu ñëwee fii en tant que famille bi ñu fekkee ñu koy rendre hommage dañ koy rafetlu di ko ñaanal yàlla di remercier également ñi nga xam ne ñoo ko def. ñu jàng Faatiha ñun ñëpp julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal yàlla sunu loxo ñaanal jaamam boobu mu jël mu wuyu ji ko Mamsouka Diouf ñaanal ko yàlla jéggal allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun allahumma ighfir li abdika Mamsouka Diouf warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' munqadha اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قه من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جئناك شفعاء له فشفعنا فيه يا رب العالمين اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ونور له فيه يا رب العالمين اللهم أدخل الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اخلف في عقبه اللهم اخلف في عقبه يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Pape de li mu wax yëpp tënk na wax yëpp daanaka ñun dañ ci jof rek lenn rek sànni ko ci ndax dañuy confirmer li mu wax rek ne Mamsouka nit ku persévérant la woon aar bi mu ciy dugg dans les années 65 di ci nabi ak ñu bari gëm-gëm bi mu ci amoon ak pas-pas bi mu ci amoon bi muy ñëw fii en 75 di tàmbali karaté bi fële ca salle de fête ba ci karo yi boobee nit ñi xalaatuñu woon ne dina yegg si fii wante ni ma ko doon defee ak abnégation gëm ko def ko ci xolam dem ba bind ci ab livre lu jafe nga xamee ni kii bëgg na li muy def ba muy door ca salle de fête ba la évoluer ñëw ci salle bi ñuy def salle formation Ousmane Fall gis ne kii mi ngi avancé bu baax ñu commencé ceinture yi commencé ñëw ci la ko Ousmane Fall tabaxalee salle bi à l'époque salle bi équipement beeg yëpp mi ngi doon coûter 15 millions tatami bi moom mooy deuxième tatami boo xamee ne sur le territoire national moo fi nekkoon à part le dojo national donc kooku c'est par mérite la ko amee salle bi par mérite la ko amee raayul deful sensei yi ñi mu formé fii ñëpp ceinture noire yi ngeen gis fii ñëpp moom gëm gi mu gëm karaté moo ko waral man dama benn pàcc bu may ñëw tuuti gis nga cité bii su amee yàlla ak moom la ba ma taxawalee structure bi mu taxaw bu ñu demee ba xaw a goy-goyal mu ñu bàyyi moom moo ñëw di ma encourager ba bés bi ñuy takkal jour boobu jàll ma mbay la ñuy takkal ceinture noire mu taxaw fii ak Abdou Sy bi ne ko waaw sa terrain bi doo ko lijjanti ngir ñu am fu ñu dëkk Abdou Sy bi ne ko ñoo ko moom mu ne ko wax mu woo Lamine Kane ne ko toppatoo loolu c'est Diouf Souka
personne d'autre fii nag laa koy mën a témoigner ci moom. bu ñu demee ba mu yàgg téeméeri membre 97 membres ñëpp démissionné mu des 20 su ma bëggee bàyyi mu ne ma sama rakk bul yox-yoxi de continuer ñi xamuñu luy luyaas ku ma jàppale. Monsieur Mame Souko Diouf est né en 1944 dans le département de Fatick au Sénégal, membre de la Fédération sénégalaise de karaté et discipline associée depuis la naissance de celle-ci en 1981. Il y occupe le poste de vice-président de 1999 à nos jours et est 5e dan de karaté style Shotokan. Mame Souko Diouf, fasciné par les gestes élégants et les techniques spectaculaires exécutées avec dextérité par maître Serhou Omar Tall, dit Oyama, prend le goût de faire du karaté et s'inscrire à son club, le Dojo Oyama Rio de Kaolack. En 1970, sous la conduite de Sensei Oya, il s'adonne à une pratique intense et régulière, ce qui lui vaut l'estime de son professeur dans l'espoir de devenir au plus vite un entraîneur de Sarka, le dojo de la Société africaine de raffinage, SAR, où il travaille au niveau du service des approvisionnements. Le dynamisme qu'il déploie comme contribution dans la vulgarisation du karaté à travers le pays lui vaut d'être copié en 1978 par le ministère chargé des Sports en le comité directeur de la Fédération sénégalaise de judo et discipline assimilée. Il parvient à s'y faire une place dans ce cercle ésotérique et obtient la confiance de ses pairs, ce qui lui vaut d'être élu au poste trésorier général adjoint en 1981. À la naissance de la Fédération sénégalaise de karaté et discipline associée, en novembre 1981, il y est nommé trésorier général et est maintenu à ce poste jusqu'en 1986. De 1987 à 1988, il occupe cumulativement les postes de président de la commission finances, de la division coopérative militaire et paramilitaire et celle de la commission qualification, règlement et pénalité. Voilà. Il est également nommé vice-président de la Ligue de karaté de Dakar de 1987 à 1989. La commission finances lui revient à nouveau de 1989 à 1991. Il redevient le trésorier général de la Fédération de 1992 à 1998 et est ensuite nommé en 1999 vice-président, poste qu'il occupe encore aujourd'hui, tout en continuant à donner des cours au Dojo Sarka. ñu salle bi fii ñu ñëw doon def kii gymnastique ba yàgg mu léegi nan changé si def léegi chef de défense ñu ngi def chef de défense man ak Keita bi ak waa dafa doon def chef de défense nekk moom Souko moom nit la koo xam ne kii franchement amul benn problème ni ma nga xam ne moom ba de 90 ba ni mu génn àddina noonu la mos a mel noonu la mosul changé li ma si mën a wax mooy waa kii bi waa dojo bi surtout gardien bi jooyoon na am Souko jooyoon ko bu baax parce que rete daan jot mu indi tissu gardien yi mu coone kii yore tëbës si la même chose koor mu ñëwee ñun ñëpp mën yoon tàndarma ku ñëw mu jox sa mbuus tàndarma nga dem franchement Souko daal mën na yàlla ko yàlla yërëm quoi. yàlla ko yàlla yërëm sama xol dafa fees mun ko jërëjëf sant nañ leen bu baax a baax. parce que bokkoon nañu association des pétroliers dont il a été le vice-président dama ñëw témoigner fii ne amaloon nañu njëriñ bu baax a baax avec ses conseils man rakk la ma defoon
karaté bi fii musuma fay fay dërëm ndax daf ma defoon rak sës ci man bi mu feebaree daal la ñu xaw a def un petit truc là parce que képp ku feebar dañ koy bàyyi ak sa famille waa sant yàlla bu baax di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na yàlla yóbbal ko àjjana ci kàttanu suñu borom. sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyu bi famille Mame Souka di ay doomam Xaasim ak ñi mu àndal góor ak jigéen ñoom ñëpp di nuyu njabootu Mame Souka ci wàllu sport ak karaté di nuyu ki nga xam ne moo fi teewal kilifa yi doon wax léegi monsieur Ndaw di nuyu ñi fi nekk ci waa cité bi yëpp di wax ne li may njëkk a wax moom bu ngeen ne boo ngeen noté ko Mame Souka nit la ko am ay dimension yu bari fii dañ fi tase pour wax rek ci benn ci dimension yi mooy ci karaté bi xaw ma Mbaye Thiané xaw ma Issa xaw ma ses élèves ñoom Moustapha ak Nijaay ak monsieur Dieng ak kan moo ci jël en compte li may wax wala famille bi ñoo ko jël en compte bind leen histoire Mame Souka Diouf loolu lay njëkk a wax bind leen ko dimension yi nekk ci moom yëpp ñu génnee ko parce que génération yi ñëw am nañu soxla ci liir loolu roy ci moom loolu rek laay tënkee li ma wax li ci des su dee ci karaté bi la Mame Souka bokkoon na mënuma wax moom rek ci ñuy jàngale karaté ba pare am ay élèves yoo xam ne ay imam lañu tey jamaatu Ibaadu Rahmaan kenn ci direction bi nga xam ne moo koy jiite muy Imara troisième vice amir di Amir Ahmad Dia élève Mame Souka la ci karaté fii la génne wax mooy ci côté karaté bi da ciy yóbbuwaale woon diineem bu baax a baax a baax témoignage boobu rek laay def fii li ci des bu dee sama digganteeg moom xaju fi waaye ceddo la woon de parce que li tax mooy taawam dafa wax lu am solo wax fi mu jógee dama ci def quelques témoignages rek benn jour dama ne ko booy kaa ñu añi sama booy la woon xam ngeen kaa ñu reere loo reere ma ne ko cereeg mbuum ñu ñëw toog ñu indi cere jeeg mbuum bu mu am yàpp teg mu gis ci yàpp yi yeel mu ne ma man sëtu buur siin laay ñun duñu lekk bopp wala yeel dama ko utali meew mu def ci cere ji loolu laa tuddee ni ak parce que loolu la doon ci famille loolu la xam depuis mu nekk xale xamul lekk yàpp bopp wala yeel alhamdulilah ñun nag gannaaw ci daara ja lañ yaroo ñun luñ gis lekk amuñ ci problème alors benn bés am na ku ko tooñ fii tooñ yu métti man ak moom rek ci ron garab gale passiflore bi nekkoon mais booy looy xooxal ni mu ne ma seen diine ji ngeen may wax rek moo tax su nekkuloon loolu billaahi du fanaan àdduna suba ñu rob ko waaye nag seen yàlla nee na yonent bi nee na mënuma koo jéggi moo tax mënuma ko def dara kon am na lu mu xamoon ci xam-xamu ceddo bi malheureusement nodd yi ci buntu këram danaa jàkk-loo këram ñu ne allahu akbar asalaamaaleykum ñëmu la laal xam-xamu ceddo bi xam nga loolu lu am solo la yàlla ak yonent bi ngeen may wax yàlla xam na ne moo tax sinon mu fanaane àllaaxira kon ba léegi diineem ñoroon na ko ba féetee ceddo gi kaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax alors ci loolu ñaar yooyu rek laa doon joxe ma jeexalee ci bi mu gaañoo ay élèves am Samba Sarr mi ma tuddoon ak ñoom Issa ak ñeneen ci benn groupe bu ñu tuddee vendredi Ben Yacine mooy mosquée Ibadu bi ne fii nga xam ne moo doon premier mosquée fii yëpp fa la daan jullee dafa am groupe WhatsApp bu fa ne. témoignage yi ñu ko defal Mame Souka yàlla xam na ne dama ne woon ngéej kenn ci famille bi rek ñu dugal ko ci biir groupe bi mu dégg li nit ñi ci nekk témoignage yi nga ko defal man de ngéeju woon naa man bu ma faatoo ñu defal ma témoignage yu mel noonu lépp rafet am couleur l'islam am couleur mbaax am couleur kii wax na tabe am couleur tabe am leneen am leneen. Mame Souka def na ko ci man fu ma tëddoon di nelaw nga ne ma kataa bi fan la Mame Souka def na ci man ne mun naa ne la fii la ak fii kon sant googu man yàlla dimbal na ma def naa daara bi ma waree jàng école samay famille jàngal nañ ma bi ma waree dugg métier jàngal nañ ma waaye li ma Mame Souka defal amul keneen ku ma ko defal
lépp samay waajur defal waaye li ma maam su ko defal kenn defaluma ko moo ma defal képp ku nekk mën naa nekk yëpp maa ngi moom fa daan nekk kon it il faut que ma nuyoo leen ko ci kanamu nit ñi kii maître Sayer maître Sayer moom it ñoo bokk koñ dama ne ko suñ presque ñoo bokk koñ it muy jàngale Samado waaw presque ma ne ko sama maître la ni delloo njukkal tey daa bàyyi temps li mu waroon def yëpp ñëw kon ñi aw moo seen fay di sant surtout famille Mame Souka xataluñ ma ci seen papa kon it maa ngi sant ñëpp waa univers moom macha allah. alhamdulilah jërëjëf merci beaucoup.